ndeysaan ndeysaan bëggante gaa ngi nii ci làmb tàcc leen lii waaye tàcc leen lii bëggante gaa ngi nii ci làmb loolu respect la cër la macha allah loolu cër la Eumeu Sène dafa ñëw bàyyi ma ñëw jug chaise bi mu toog ne ko toog ci loolu lu rafet la respect la waaye loolu du ñu bett nag ci seen diggante ndax ñoom ñaar ay xarit lañu macha allah mbokk yi dañu nekkoon ci fu am solo Eumeu Sène ñëw di dëggal nag li ñuy wax. boobu bi mu réer ñu lay sant di la gërëm bu baax di nuyu suñu doyen bi nga xam ne moom a sekk le grand champion Papa Sow di ko nuyu mu ñëw teewal fi Modou bu ñëwee Modou ñëw na bu ñëwee Franc mi ngi ñuy toog maa ngi koy ziar bu baax Goro Sok maa ngi koy nii le grand champion de Tarkinda Siteu mon frère ñu ngi lay bu baax a baax di nuyu Bama Ndione gëm sa bopp suñu copain suñu doom la dafa am mbëru xale yi bu sax xaral bi maa ngi koy bëgg bu baax a baax di nuyu Sok suñu frère suñu doom lay suñu lépp di nuyu tag mbër yi nga xam ne ñëwuñu parce que am na loo xam ne foo ma leeral ko sama téléphone amul mbër bu mu bàyyi ku ci nekk man Boy Niang par rapport ak télé bi di ma gis jël naa sama téléphone woo tous les grands champions nag waaye dëkk bi dafa xat soxla yu bari am na ñoo xam ne seen xel a ngi fii sax waaye ñëwuñu waaye seen xel a ngi fii mais ñii bu ñu ñëwee rek ñëpp ñëw nañu donc rafet na ñu ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp nuyu suñu papa yi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw ancien gouroir yi ñun bu ñu bëggee làmb ñoom ñoo tax ñu leen nuyu bu ñu limee dañuy kii mais ñu nuyu ñëpp jël nuyoo bi jox ko suñu papa Max Bargane jox ko papa Mansour Diop mu joxal du ko ñëpp incha allah waaw di nuyu ñëpp di nuyu Lac de Guiers gis naa ne Père Rôle moo ko teewal mi ngi ne leen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax loolu ñu ngi koy nuyu bu baax waaw gars yi li ñu waxtaan fii pour ñu tënk ko dafay yomb situation bi ñu ñëpp ñoo ko gisandoo dafa am loo xam ne dañ koy teel a wax mooy dañoo nekk situation boo xamante ni contexte bi ñu nekk mooy contexte coronavirus moom amul kenn kuy naataable ni feebar bi mi ngi fi te feebar bi lu existé la te ñun mbëri dañ ko nangu bu baax a baax xam ne feebar bi lu existé la te feebar bi pour ñu mucc yi ñëpp xam nañ ko dañuy takk suñu masque dañuy respecter distance yi dañuy utiliser les gels antiseptiques te loolu ñu ngi ci chaque jour loolu moom nataawuñu ko pour état bi mu xam ne ñun les lutteurs dañoo nangu ne feebar bi lu existé la te ñu ngi wax suñu nit bokk nañ ci ñun mbëri yi ñu njëkk a defal ay match waxuma la balaa ñuy dajale ni ñu dajale di ànd ak Gris Bordeaux ak Matar Baldé ñu defal ay match ku ne mbër bu ne nga def ci logo di ko jox sa fan si club yi loolu gis ngeen ko mu ngeen ko seede si te gis naa ko ay matcham Reug Reug noonu man noonu ëmma keneen Papa Sow ku nekk donc ñun xam nañ ni feebar bi lu existé la mu ngi ci dëkk bi mais dafa am loo xamante ni dama ko yàgg a wax mbër yi ma ne benn instant lu ñu xañ tuuti mooy suñu adversité dañ ko commencé di ko boole si suñu intérêt collectif ñun ñuy toog fii ñëpp teewul bu liy jeexee rek bu avancé taxawee dañuy bëri dañuy xeex parce que loolu mooy suñu métier waaye nag bu ñu demee ba war a défendre suñu intérêt collectif dañoo war a booloo bokkul ndey ak bàyyi ko défendre suñu intérêt bu ñu buggee fii yëpp ku nekk ngay ñibbi sa kër nga ñëw nekk say entraînement ak say staff bu ñu waree bëri ñu bëri xeex parce que mooy suñu métier mais bu waree taxaw ñu défendre suñu yëpp ñu ñëpp dañoo war a teew gis nañ làmb ji ngir ngeen du mu demee bu mu tëjee yàgg na comme ni ma ko waxee 10 mois ma ngi nii bu ñu xoolee yéen presse yi ak ñeneen ak ñeneen yéen ñëpp a ngi liggéey ñu ñoo liggéey ñu bëri ba pare nag ñu gore kenn dégguñu ñu ngi jàpp suñu ñàmbur kenn xamuñu ba xam suñu dépense manqué na kenn xamuñu ñu ngi jàpp suñu ñàmbur te dañoo dajale suñu fond Covid bi ëmb mi nii mën na ma seet ñu ànd ak Gris Bordeaux ñu yóbbu ko ànd ak Matar Ba ñu yóbbu ko ministre de la santé jox fa somme bu bari te boobu ba léegi ñu ñëpp ay impacté lañ ko xam ne amul kenn ku gën a impacté ci Sénégal que mbëri jël benn avance di xaar 10 mois pour bëri mais dañoo am suñu flag suñu fànn suñu personnalité toog jàpp suñu ñàmbur loolu rek dafa war a tax lépp lu ñu war a def rek koy bàyyi mun ngaa bàyyi ku nekk mu bëri mu def lu mu métier mais nga gëstu làmb parce que mbëri dañoo ànd ak góor ànd ak fulla ànd ak fayda jàpp seen ñàmbur te loolu ñu war a rafetlu la gis na situation bi du mel fi mu toll nii lu def mooy comme ni ma ko waxee rek ñu proposé ay protocole sanitaire parce que bëri moom lañuy ñaan te état bi mi ngi ñuy teg te ñun mbëri yëpp suñu métier la ñoom ñu ngi liggéey keneen mi ngi liggéey ñun nag dañoo am fulla fayda boo xamante ni génn wuñu sànni ay xeer génn wuñu offense la état génn wuñu marche
dañoo jàpp suñu ñaamam mais ba wax jotee boo gisee ma gën a organiser lii nee naa leen ku ne mën nga toog fu ne di wax mais lu am solo mooy ñu ñëpp dañuy toog ñu wax kàddu nekkul Boña moo yor kàddu gi parce que Boña moo gën a tuur ci gars yi toog mais dañoo war a wax ñu ñëpp pour gars yi dégguñu offensé wuñ kenn nag mais làmb ji fi mu toll nii ay proposition rek moo des mooy làmb ji ñu ibbi ko ñu bëre loolu nag forcé wuñ ko mais état le président Macky Sall ñu koy remercier de passage parce que ñun duñ fàtte démb ñu war tabaxal arène nationale plus de 32 milliards investir ko pour def loolu lu ñu wax ni faalewul làmb waaye bëgg nañu beaucoup plus de considération état jox ñu ko parce que ñun mbëri élection yi ñu ngi fi président dëkk bu mu dem rek bu demee Parcelles dina tudd jaar ci turu Modou Lo Papa Sow keneen ak keneen bu ñëwee Pikine dina ne Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang keneen ak keneen parce que loolu yëpp ci marketing am la bokk ci élection am la bokk mais ñooñu nag après bu yëpp jeexee da nga leen delloo lu ñu moom mooy ñu ñaan ko mooy ay mbër lañu làmb mooy suñu métier waxuma la ñun ñuy toog fii parce que sant yàlla ñun ñuy toog fii yëpp ku ci xëy di nga am dépense ñu ngi sant yàlla mais dafa am suñuy rakk ak rakkaar yu nekk ci suuf ñoo xamante ne ay mbër 60 000 la ñu ay mbër 100 000 francs ñooñu dafa métti ci ñoom trop te ñun ñi waruñu nangu ñu mujjee puso bi mu réer si ñun kon suñu rakk yi dañuy jam donc ñun dañuy wax pour suñu bopp mais dañuy wax pour suñu ay rakk yu war a bëri te loolu moo jaaru ñoom ñëpp dañoo war a ibbi làmb ji ñu bëri ibbi làmb ji bëri nag waxuñu ko parce que xam nañ feebar bi ngi fi mais ñu respecté di change ci stade bi mën nañ def proposition boo xam te stade bi gis nañ arène nationale lu mu yàññee siège bu ñu toog beneen siège bi ñu tëb ko beneen tëb bi toog organiser ko ñun bëri ay responsable la supporteru làmb dañoo bëgg làmb te xam nañ làmb lu muy apporter te ñoom tamit ay responsable la noonu la demee te loolu lu am solo la donc ñu teg ay proposition daan ne ah ñun kat bëgg nañ leen ibbi làmb mais lii ngeen di def da ngeen di bëre ci wii koro wala da ngeen di bëre boo xamante ni siège yi buñ ci toogee beneen dañ koy tëb seen i supporters ngeen wax ak ñoom ñu respecté wala mbër bu ne may na la temps de supporter boo xam ne maximum moom ngay dugal ñu bëree parce que nit tamit li nga xam ne mooy gagne-pain mënoo ko xaaj téye ko bientôt 1 an dafa métti pour suñu rakk yi te am na loo xamante ni foo ngeen bàyyi ko wax am na suñuy rakk yu bari yoo xamante ni ñu wax ko ak ñu wax wax mbër yëpp a ngi nii am na suñuy rakk yoo xam ne dañuy dem ci géej gi te ay mbër lañu woon man bari na ci ñoo xamante ni su ma ay frère ñoo xam ne ay rak dañ may woo mbër yooyu ñu bari maa ngi ciy génne man leen gànnaar lu jot yomb jarul yàkkam bi dëgg la affaire yi métti na mais nag def naa ko rek dina baax donc parce que loolu perte espoir moo tax ñu ngi dem ci ndox mi waaw ñu ngi jaale képp koo xam ne ñàkk na bakkanam ci ndox bi ak képp ku njaboot bu ñàkk bakkanam ci ndox bi mais di leen wax ni situation làmb moo tax yooyu yëpp am làmb gaan bu ñu nekkee di bëre mbër yi di bëre Sénégal di bëgg làmb di neex doo dégg situation yooyu booy même bu amul dara sax dañuy dem dund làmb seetaan ko bëgg bi ñu paree dañuy dem tëddi nelaw lu ñu lekk baax na parce que gis nañ benn Papa Sow bëggal na leen gis nañ benn système bu bëggal leen après lu ñu am baax na dañuy dem tëddi mais booy bu ñu gisee amuñu dara ba pare fi ñu doon war a dem dindi facile stress yow tëj nga ko après booy duñu xam fu ñu jëm quoi dafa métti côté boobu ñu bàyyi ci xel parce que suñuy rakk yu bëri ñu ngi dee ci géej gi te loolu dafa métti ñu ngi marché wu ñëpp nag loolu laa bëgg état bi mu bàyyi ci xel mu xam ne ñun mbër yëpp ñu ngi nii taxaw benn problème lañ def ñi ñëw ñi ñëwul parce que am na ñoo xam ñëwuñu si yoon bi léegi ñu ngi may woo ne ma mbër mu naa ci lii laa nekk ku ci nekk kenn du ma limee sax damay jub jarul may lim ku nekk ne ma mbër ci lii laa ne may maa ngi de tout pour ak yéen donc nag ñu bokk ndey bokk bàyyi gis nañ mbër yu ndaw yi sotti yi ñu def bari naa gis ngeen ko mbër yu ndaw yi daf nañ sotti ne loolu suñu grand yi buñ seetaan suñu grand yi ñu ngi leen dégguñu mais loolu dëgg la mais nag ma wax leen ma lancé leen appel bi neen seen grand yi mosu yoon des ginnaaw parce que xeex bi ñu ñoo ko bokk waaw état bi nag day wax ne Modou forcé wuñ kenn waaw xëcc ñu loxo kenn weñuñu kenn génn ñu taal bu na defuñu dara te nag mbëri lu ñu war a bàyyi xel la nag te buñ neexoon ñu xool suñu population ñu def loolu parce que ku ci nekk fii milliers de personnes mi ngi sa ginnaaw kenn ku toog ku ne rek milliers de personnes mi ngi sa ginnaaw bu ñu génnoon yëngal day demee neneen mais duñ def loolu parce que ay responsable la mais lu ñuy def mooy dañuy toog wax ak état bi ñaan ne ko nag par rapport ak Bira Sène mi nga xam te ni mooy président du CNG di ko nuyu de passage mu wut ay protocole sanitaire déposé ko au niveau de l' état ñu xool nu mbër yi bëree ñu defal leen affaire yi gars yi respecté seen max nga leen mbër bu nekkal au moins di nga dugal tant de personnes gars yi bëree parce que affaire yi dafa métti loolu laa amoon lu may wax di ko wax état bi ku ci nekk di toog fii ñëpp mënuñoo jël parole bi am na yoo xamante ne ay tête yoo xamante ni sama kàddu nu mu amee solo ñoom seen kàddu noonu la amee solo buñ paree ku nekk dina la jox nga sànni sa kàddu mais di leen di wax ni rek man Boña maa ngi wax état bi
ñun mbër yëpp ñu ngi dajaloo xeexuñu xuloowuñu nag saaluñu pro def ñu dara mais lu ñu bëgg mooy suñu métier bi ñu am muy làmb ñu ibbil ñu ko ñu bëre tout en respectant les mesures barrières ñu xoolal ni solution bu ñu bëree ñu bëre parce que ñu gore lañ booba yow kenn dégguñu ñu ngi toog si jàpp suñu ñàmbur suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm kenn xamu ko te Covid 19 bi ba mu amee nii gis nga nu mu demee dañoo dagale suñu dërëm boobu amuñu sax avance mais dañoo dagale lu ñu am yóbbu jàppale population bi te population bi instant yi merci population bi fu mu nekk situation bi ñu nekk ñu ñoo gën a xam ñu bëri parce que mbooloo mooy topp suñu ginnaaw Papa Sow wala Boy Niang wala Gora Sock day dundal këram mais day dundal yeneen kër parce que yàlla moo ñu tuddee moo ñu dégg loolu kon xam ne situation bi damay gis nag état bi parfois mu dimbali les personnes culturelles wala mu jox leen ay subventions mais làmb du ma gis ñu boole ko ci pourtant làmb culture la mun na wax culture génn ci làmb ñun culture boo ma génnee suñu métier rek amatul solo li ñuy def kon leneen lay doon te leneen loolu MMA ñu ngi koy def ñeneen ñu ngi koy def mais ñun boo gisee ñoo xam sport boo xam ne ñoo ko moom muy sport de chez nous moom ko muy ñoo xam ne bokkatu ko kenn parce que dafa am culture parce que gars yi dañuy takk gàllaaj yi gars yi dañuy yor ñàkk yi toj ko gars yi dañuy tuus gars yi dañuy daw ay 100 mètres yëngal stade bi parce que loolu moo tax gars yi bëgg ko ëmb day wàcc ci tànk yi day njuug Papa Sow noonu da koy yëngal dëgg la kon loolu moo tax ñu ne culture mënoo wax culture Sénégal te génn ci làmb donc bu ñu def ay subvention di ko def homme culture yi dina ko jox dañ ci war a boole làmb laaj ñu dara rek ñu ngi sant yàlla mais loolu laa amul mooy sant maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier ñëpp Modou mi ngi noonu nag sama confrère lutteurs yi xoolal ñu ciy jox kàddu ñi nga xam ne ñoo suñu ay doyen suñu mag comme ñaar yi sekk ma ñu sànni ci seen kàddu maa ngi remercier presse bi tamit presse bi parce que c'est pas évident loolu neexoon ngeen toog seen kër mais xam ngeen ni ñu rek yéen waaw xam ngeen ni ñu rek yéen ñoo bokk mbir mi xam ngeen ni ñu rek yéen ñoo bokk mbir mi ñun dañoo bëgg presse bi te yéen tamit da ngeen ñoo bëgg parce que seen liggéey ci ñun la basé wu ñun dañ leen gëm parce que ñun duñ def dara te woowu ñu leen yéen xam ngeen loolu waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di nuyu Pape Thialis gis nga damaa nekk ci contrat waaye moom moo yombalal lii comprendre nga muy sama diggante ak Eumeu Sène sama diggante ak Lac de Guiers Eumeu Sène sunu grand la ñu bëgg ko loolu fonk ko ku ne xam nga ni ñuy sonn ci moom bu baax boobee muy sonn ci ñu nekk suñu grand suñu diggante ak moom pour ma assurer leen rek mooy instant bi la gën a neex sax parce que ku xam Boy Niang xam esprit Boy Niang xam ne man gentleman laa te kii sama grand la dama doomu góor la au moins sekk tamit teraanga yu rafet di wax ni moo ko Lac de Guiers tamit moo koy wax ne ko ñoom ñëpp ay frère lañu yow yaay sunu grand fii ñu ñëpp say roy yaay suñu royukaay Lac de Guiers da ngeen a bokk combat bu ko neexee sax mu wax la loolu am na droit wax la loolu parce que daa war a déstabiliser lamb la bu ko neexee mu wax la sax loolu waaw ba xanaa ma yegg après nga ñëw parce que boo teewee dafa mel ne la teew na waa ci ñëwal parce que ñoo bokk nañu bokk bay am na suma frère la amul solo kii boo gisee dama jox ñaar loxo dama gisee dama jox ñaar mën na woon benn kon nag juum rek moo am quoi mais amul solo léegi dégg Sénégal yi xam nga moo tax waaw gars yi kontaan nañu baax comme ni ko gisee xam nga mooy sunu mag pour ñu wax leen dëgg rek lu ko neex daf ñuy neex lu ko métti daf ñuy métti parce que sunu mag la waaye nag tamit suñu frère la adversaire lañ fekk ak moom weesuwul adversaire mais Lac pour Sénégal yi comprendre am esprit sportivité xam ne Lac am na droit wax ko lu ko neex parce que ñoo bokk contrat da ko war a tegal lu métti wala ko tegal lu yomb te loolu yoon la jaadu na kon bu ko kenn garaawal Lac am na droit boobu ama tamit comprendre na nante la waaw ñëpp ñoo bokkul ndey bu ñu paree ñoom ñaar ku ci daan da nga yëkkati sa borom ñu ngi naan rek ama yóbbu ko top 5 incha allah jaajëf kontaan nañ ci loolu bu baax a baax la. ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli ci Yonent bi di gëm suñu waajur di ñaanal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di nuyu presse bi yëpp di nuyu tamit sama mbokku mbër yëpp su ma waxee Papa Sow wax bàyyi bu ñëw rek yaakaar naa ne waaw ñi si des sant nañ ko ak Siteu maa ngi nuyu ñëpp ak ku nekk trop sant di nuyu tamit suñu papa yi parce que ñi fi nekk fii moom ñu bëri jaar naa seen loxo ci wàllu bëri jàngal lañ ma bëri. di nuyu ñëpp di rafetlu nag vraiment teewaay bi li Boy Niang defal na ko Sénégal bi yëpp defal ko mbëru làmb bi yëpp ñu si am contentement bu baax a baax a baax a baax man daal lu may wax daal mooy xale màgg na parce que ñaaw vraiment xalaat mu am macha allah
di nuyu ñëpp nag waaw man nag kon wax mu ne ma ko noonu moom xam naa li muy wax lu bëri day gàtt rek mooy que mbër yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi lii rek day wane ni ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi li mooy ñaar di wax ni boo bu jeexee rek jeex na waaw buñ dajalee saf-saf parce que fii am na ñu bëri ñoo xam ne dajaleñ fi laale am na ñoo xam ne li ñu waxee nii seen combat taxaw na te ñu fi toog ki ci mel ni Franc mi war a bëri Tyson 2 tey gisoo nit ñuy toog ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi si te Papa Sow combat gënu ko rëy waaw vraiment Papa Sow nekk suma xarit si te nekk suma rakk vraiment ñëpp ñu toog bokk ndey bokk bàyyi mu nekk loo xam ni dañoo ne nii rek ni lamb sport la kon yeneen sport yëpp man nag li mu bëggoon wax daanaka Boy Niang wax na ko Malick Thiandoum wax na ko waaw vraiment damay rafetlu seen wax di wax ni daal ñun mbër bu nekk dafa mbër ginnaawam dafa yaatu parce que nit jàpp ni am na ñoo xam ne tey bu ñu feebaree ci mbër mi lañuy jógal si ñii ñoo leen di des seen problème yoo xam doo mun sax wax heure bu nekk la ñuy fëgg ñun dafa mel ni ñooy monsieur le maire parce que façon recevoir bu nekk lay recevoir te amuñu droit di leen gàntu lépp lu ñu am rek dañ koy bokk ak ñoom mu bëri ak mu néew kon tamit aussi bu gars yi arrêté lii rek dafay métti rawatina tamit kon ni ko waxee mbëri ndawaan yi ñu ngi jaale tamit aussi ñu si génn àdduna yëpp parce que Mbour moom dégg naa am na écurie lëmm boo xam ne dañoo dugg ci gaal bi maa ngi maasawu di leen jaale di jaale tam képp ku ci sa doom wala sa frère ñàkk bakkanam ci gaal gi les deux tamit vraiment ñu koy jaale bu baax di jaale ñëpp waa rakam tamit dafa gaañu di jaale tamit aussi Balla Gaye ñu koy jaale Balla Gaye numéro 1 bi gaañu waaw ñu xam naa ne tamit aussi dafa ñàkk jot mu tax teewul du nuyu ñëpp ak magu papaam tamit di nuyu ñëpp ku nekk turam ak sant di wax ni daal ñàkk pexe la waaw di nuyu président bi di ko jaaree tamit aussi ci ministre des sports bi nga xam tamit aussi moom la jiital mu yor sport bi yëpp ñu ngi leen di ñaan que ni tamit aussi ñu xoolal ñu ban solution mooy mën a am pour ñu tàggal suñu yaram pour ñu mën a ñëw bëre parce que tamit aussi si la ñuy dimbali suñuy famille mais ci la ñuy dimbali tamit jàmbur yi waaw ci la ñuy dimbali tamit ñëpp parce que tey lépp lu ñu yor dañ koy bokk ak doomu aadama yëpp waaw fii Sénégal la waaw xam naa nag foofu laay mën a yem parce que wax na mu ñëw ko noonu di nuyu tamit aussi vraiment Ron vraiment seen teewaay fii rafet na trop waaw di wax ni tamit aussi sport la kon ni nga ko waxee man am naa compréhension bu baax que ni tey mere woon naa ko mais jàppalatuma ko dara waaw ndax sama xarit waaw parce que boo xoolee bu ma njëkkee suñu combat deuxième combat bu ma ko daanee soo la xoolee image yi maanaam su ma doon tànn xarit la dëgër laay tànn xarit boo la xoolee image yi nga ko gis parce que yar ma gisoon ci moom ak tey ma gisoon ci moom nit nag doomu aadama bu nekk yàlla moo ñu sàkk si ñàkk mat soo deful erreur bu ndaw da nga def erreur bu mag suñu moto yàlla suñu borom duñ toog doomu aadama leneen la ñuy doon ñu ko nekk dina juum parce que yàlla moo ñu sàkk si ñàkk mat waaw kon tamit xam naa dafa accident laa ne dafa juum mais amul problème sport la mais tamit lépp lu mënti am rek nañ ko yemale ci cadre sport waaw wax ci li ñuy wax ni seytaane waxul dëggoo yàq na xel waaw lu mu ndaw mu nga toog sax bu ne ëma seen sa xel xaw a jam ci loolu day xaw am lu muy ndur sport dañ koy cadré ci wàllu sport benn tàkkusaan la dañ ciy laale ma lay yóbbante nag nee ko dina safte waaw du yow ok gars yi merci ah jaajëf kontaan nañ ci wax ñoom Papa Sow nekk suñu grand frère lu ñu wax ñun mënuñu wax leneen man damay wax ne di wax ne Boy Niang man yow laay waxal di lay wax ne lii nga def nit mun naa am ay junni daraja te du def lii nit mun naa yor lu dul jeex te du def lii mais lii bu amee ñun dañoo war a wax li nga xamante ne tey mooy li nga xamante ne moo ñu tax a jóg mooy métit maanaam fu mu méttee ñun romb nañ ñun jafe-jafe bi ñu gën a am xam nga ngeen wax si làmb wax ngeen si làmb ba pare te li ngeen wax si làmb ñun buñ si jaaraale day nekkaat loo xam ne ngay répété Baye Mandione moom doon wax sànq mais lu muy waxee moom xol lay waxee parce que buy waxee xol moom mën na wax sa tujaan parce que moom xolam lay wax ragalul kenn dëgg lay wax mais tey xam nga dëgg boo ko jëlee suukar ko ba mu saf nga joxoon nit ki da koy naan ñun loolu la ñuy def man côté bi may waxee mooy jeunesse bi waxuma làmb de man damaa romb làmb
mooy nit ñi ñu dañoo dëkk si banlieue fi nga xamante ne foofu la coono tàmbalee man damay yeewu ay nit taxaw sama bundu kër parce que alxuraan damay war a ndékki damay bàyyi sama ndékki jox nit mu ndékki lu tax ma koy dund man mën naa ko mais est-ce que keneen mën na ko nit ñi liggéeyuñu nit ñi amuñu da ngay jàkkaaroog sa yaay mu soxla junni nga koy xool nii te mënuloo ko kooku nga dem si géej gi xaru dee sax moo la ko gën a nañu état jàppale nañu état jàppale ñu nekkuñu ay noonam ñun ñoo koy xeexal pour mu jël réew mi moom bu soxlaa lu baax si ñun lay ñëw kon tey ñun bu ñu soxlaa suñu kàddu am lu ñu métti am loo xamante ne mooy suñu rongoñ di xonk da ngay jàkkaaral ni man waxal man damay dem ba sax damay jëlale laa ma billaahi yàlla doog moomu tim donte xale laa ndax man damay gis koo xamante day teg ci nam du si am dara lu si def te am ay ñetti doom ci biir kër gi mais kenn liggéeyul da ngay xëy ni ngay xëy noonu ngay wàcce mais 1000 francs yooyu nga def transport pour dem sax yow boo sañoon yow nga joxe ko dépense ba ñu xëy toog si kër gi nañu jàppale nañu état jàppale nit ñuy jàppale nag mooy ndaw ñi liggéey mooy ñi am xel mën a dimbali keneen ak keneen ak keneen ñu jàppale ko xelam boobu jariñ keneen ak keneen ki am doole ñu xëcc ko ñaata hectare ñu nekk si àll bi ay tubaab ñoo koy jariñoo ñoom lañ ngay jox ñu ñëw fii jël suñu emploi da ngay gis emploi yoo xam ne dañuy ñëw si biir dëkk bi fii nii gis koo xam ne day ñëw investir jóge Siin wala feneen ak feneen ñëw investir jël suñu kattan di koy liggéey bu ñu waree fay 10 000 francs dañuy fay ay 1500 te ñun suñu nijaay wala suñu mbokk moo ko naan ko ñii ay dof lañ bu leen fay 1500 sax ñu liggéey parce que dañuy liggéey ndax gisuñu dara président jàppale ñu boo ñu jàppalee sa bopp nga jàppale boo ñu jàppalee sa njaboot nga jàppale xamal li gën a am sax ci àdduna mooy ndaw ñi mujj juddu bu ñu waxee boole la ci boo fi demee ñu bàyyi fi sa empreinte kon ngalawaay ñun suñu avenir moo ngi nii sa loxo jox nañ la ko ñun jox nañ la suñu lépp parce que alxuraan man xol laay waxee man soxlawuma dara mais li may gis bëgguma ko gis président dimbali ñu bu dee góor nga yow dimbali ñu waaw ngeen baax na waaye. kaddu gi am na solo waxee na xol Siteu da nga doon wax Baye Mandione xol la waxee yow tamit xol nga waxee waaw Baye Mandione nee na kaay ñu photo famille ndeysaan xol bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax kaddu gi am na solo mbokk yi xam naa ne dañuy jeexal cérémonie bi ki ko tijji woon moo koy tëjaat muy Boy Niang waaye balaa moo tëj rek damay xamal ni ba tey bii bi dugg na waaw tey bii bi dugg na macha allah te bëri ñoo dugal bii bi match bi tas na li tas match bi mooy dogal yëpp bato bi lakkoon ci la ñu duggoon dee nañu mais c'est dramatique pourquoi mbër yi di song loolu parce que l'espoir est perdu et face au désespoir on ne peut pas imaginer la réaction de l'homme parce que nit ñi ay gor lañu mënuñu téye di tàllal ay loxo lii la ñu am muy seen métier li ñu am muy seen métier il faut ñu jox leen cër bu ñu leen war a jox parce que ñoom politiciens yi dañuy utiliser mbër yi bu ñu leen soxlaa dañuy utiliser popularité mbër yi pour defar seen affaire politiquement maintenant on pointe du doigt les politiques de ce pays pour qu'ils réagissent pour qu'ils donnent à la lutte la place qui est la sienne parce que la lutte n'est pas exportée la lutte n'est pas importée la lutte c'est notre lutte c'est notre sport national et je pense qu'aujourd'hui lii nga xam ne moom moo xew 10 mois sans activité c'est énorme c'est ban nit mooy toog 10 mois liggéeyoo ba pare am loo suturloo mais ñii dañoo gore mais ñi ngi bëgg a dee ku la ko wax ak ku la ko waxul ñi ngi bëgg a dee alors tey promoteurs yi ñoom aussi ñi ngi bëgg a dee parce que joxe sa avance nekk dans l'incertitude dafa metti jël avance nekk dans l'incertitude dafa metti ci mbër donc il faut que le problème soit réglé li koy réglé mooy nag mooy ñu jéem a xool naka la ñuy def ba compétir il y a pas autre solution bëri day am par la force ak doole ba mënul ñàkk quelle que soit la situation nit ñi dinañu bëri comment maintenant s'organiser seen combat yëpp dugal leen ko seen tiroir ngeen toog mais benn combat rek moo am tey c'est le combat de tous les lutteurs
mooy que l'arène reprenne ses activités loolu rek moo fi am lamb ji dekkiwaat et je pense que amul tey benn mbër bu war a am soxla bu la gën a ñor que lii ni ëmb teewe ténor yëpp noonu la ñu waroon teewe parce que c'est un combat de principe c'est un combat de survie c'est un combat bu nga xamante ni da ngeen ko war a mëne ñëpp a ngi liggéey maa ngi liggéey yéen a ngi liggéey boo demee transport en commun yi nit ñaa ngi ni buut ci oto yi boo demee marché yaa ngi fees dell foo dem nit ñaa nga fay dajaloo pourquoi du ñu bëre au nom de quoi du ñu bëre lan mooy loolu na ñuy liggéey ñuy toog loolu fu mu am et je pense que ça c'est un premier jalon ñaar man xam nga man du ma raay man je parle man kenn yorul sama njël maay dundal sama njaboot li may wax dama koy wax lii jalon bu njëkk la mooy toog alerter mais bu alerter jeexee réaction amul beneen jalon dañ koy poser il faut que les gens comprennent que une lutte est graduelle la première étape c'est ça li ngeen def ni mais deuxième étape bi vous allez frapper fort il faut que les gens comprennent que ni tey doo leen toog yaacaaral seen teranga ñu koy menacer et je pense que si ñun suñu gros bras yi bis bu ñu jógee wàcc ci dëkk bi ni leen dinañu bëre par force ku ci nekk di nga xam ne war nañoo mën a bëre kon nag dañu bàyyi gars yi ñu dellu ci suñuy activité jàppale promoteurs yi ñoom également ñu delluwaat ci seen i activité force Covid 19 am na ay promoteurs yu ci jot mooy ñu jotoon organisé mais force Covid 19 est-ce que egg na ci mbëri ana lu ñu jox mbëri dara joxuñu leen te pourtant mbër dafa bokk ci société bi bokk ci luy dundal société bi di contribuer ci économie réew kon on doit vous donner la place qui est la vôtre vous êtes des ambassadeurs du Sénégal fu nekk dem ngeen fa teewal fa Sénégal tey jot na Sénégal delloo leen jukkal dans ce contexte là Covid bi am na fu mu gën a metti fuuf te pourtant l'Angleterre commence à jouer devant des spectateurs te pourtant la fay dee deewu fi nga dem feneen la fay dee deewu fa te ña ngay compétir ñi ngi def seen mbir kon nañ ñu bàyyi ñu compétir Modou voilà le cri de cœur que je voulais lancer et je lance vraiment un appel aussi aux doyens yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw xale yi tamit ñun ñëpp nañu mobiliser wu la main dans la main la force de frappe de la lutte xajul ci xeex coronavirus